nañu booloo ñun li ñuy ragal fii ñu toog ay renseignements généraux ñu ngi fi toog ñu ngi bind mais bu fekkoon dañuy ragal duñu taxaw fii di wax parce que xam nañ ne à la minute lu ñu fi wax président jot na ko mais dañu jàpp ne injustice la tey bu soobee suñu borom audience boobu ñu wax lépp luñ ci mën danañ ko dox danañ ko wax ba président recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy les concernés ba ñu mën a jot seen kër incha allahu rabi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ni vive Diamaguène vive la force et union fait la force je vous remercie. macha allah Abdou Samad toujours engagé macha allah nii la mos a mel ay kàddoom tamit nii la rek Samad moom ku ko xam ko ci Diamaguène Sicap Mbao xam ko ci bloc 16 chaque fois ay engagement am noonu la léegi dañuy jox famille Marega parce que tamit sànq dama ko wax actuellement nii ñoom ñooy famille bi nga xam ne ñoom ñoo gën a exposé wu actuellement parce que tamit am na ñi nga xam ne jox nañ leen ay assignation mais kenn génne bu leen mais ñoom dañ leen génne Mamadou Marega yow la ñuy jox kàddu gi Mohamed nga ñëw wax ci la famille Marega su ko defee tamit population bi déglu la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm xawoon nañu la pour ñu jëlee fi kàddu ndax kilifa yi teew waaye dafa fekkoon mu nekk loo xamante ne lu mënul ñàkk ndax famille Marega ñu nekkoon famille boo xamante ne bokkoon nañ ñi jële woon Baye Gaynde ñëw fi mi kër famille bu mag bi muy jàkkaarloog Sonadis bi kon Baye ñoom ñoo dirigé woon combat bi ba kaso fekkoon leen si leen ak leneen paaka ni affaire bi laal na ma tey waaye ku nekk boo amee yëg-yëg bi nit di yëg sa dëkkandoo ñu génnee ko biir këram te mu wóor la këne kër gi moom moo ko moom ndax yonent bi muy wax benn xadis ni fa kayfa bikum in raaytum xaqan fa ida raaytum albatila xaqan wa raaytum alxaqa batilan aw kama qaala alxadis su ngeen demee ba gis lii di neen ñu def ko dëgg jël dëgg def ko neen ndax ñi nga xamante ne tey jii combat bi déroulé tey mu concerné kaawu Diamaguène ñun ñëpp xam nañ que ne ay këru jàmbur ay délinquants foncières ñuy ñëw fekk ñii parce que Diamaguène du dañu ñëw dëkk biir Diamaguène ñeneen lañ fi fekk ñu jënd kër yi déedéet bi muy nekk ay tool la donc histoire bi si ñoom la commencé bi muy nekk ay tool ca lañ ñëw maasale ko morcelé ko daal di ko def ay kër ñii si jiitoon waxoon nañu wax ci dootuma si delluwaat donc Diamaguène ñi fi dëkk tey ñoom ñooy titulaire yi ñoom ñooy ñi moom kër yi léegi nag la des mooy lan lañu war a def mooy ña des si mbir mi ñi moom kër yi ñoom ñoo ko moom mais ñi daan jaar ci suuf yow nga nekk sa biir kër ay nit ñuy ñëw dem utal sa kër titre foncier ñëw génnee la kii àtte dëgg nga nekk un vrai juge suñu mbokk mi waxoon na ko bi ñu demee si affaire Mohamed Marega à la justice procureur bi ñu ko rencontré kooku dafa ne xaaral ma monté tuuti histoire Diamaguène ma wax la ko kii bëgg a dégg-dëgg ngay bëgg a argument pour nga àtte dëgg ku lay naan damay delluwaat si ginnaaw ma wax la kaa bi nu mu demee yow loolu di nga am ittee tàllal ko sa nopp nga déglu la muy wax ci nar a àtte dëgg waaye doo taxaw ngay naan loolu ça ne concerne pas doo yëfu nit. deuxième bi mooy Mohamed Marega biñ koy Pape Demba Sow moom nee na kër gi en 2017 la ko jëndee en 2017 Mohamed Marega mu jënd kër gi si ñu njëkkoon masoon dëkk si kër gi depuis histoire Diamaguène ba léegi si ñoom la ko jëndoon en 2009 8,5 millions mu jënd kër gi tabax ko R+3 Pape Demba Sow moom nu muy mën a jëndee loolu bi mu taxawee dem la dernière fois waa quartier bi ñu fippoo ndax man boobu mi ngi fekk sama liggéeykaay Dakar bi ñu fippoo parce que dañuy bañ l'injustice dugalaat ko si biir kër gi
bi ñu demee bi ñu taxawee dernier jugement bi ñu ne parce que këru jàmbur la jël mu koy loué pendant 5 ans donc avocat am daal di ne juge bi na ko amende 100 millions pour ndàmpaay pour Pape Demba Sow. Pape Demba Sow fan la moomee kër gi moom nee na 2017 la ko jënd Mouhamed Maraga bi muy jënd kër gi këru Ardoise la si famille Ndiaye ma bokkoon si témoin ñi ko témoin woon kër Pa Samba Dramé boobu Pa Samba Dramé mi ngi dund. donc nag mu jënd kër googu ñu mën a juger noonu ne kër gi léegi Mouhamed Maraga dafa loué kër jàmbur pendant 5 ans kon nañ ko amande 100 millions juge bi mel ni ñoom kese la doon déglu leen li may wax. léegi nag juge bi ñu demee ba kii avocat kële wax mu ne léegi Mouhamed Maraga dañ koy amande xaw ma entre 5 ba 10 millions na ko fay ba pare nangu sa kër génnee la sa kër pourtant de ñu nekk ay gor ñu jaay leen këru jàmmageen te muy këru jàmbur bi ñu demee ba ñëw fekk si ay famille ñi waxoon nañ ko sànq dañu ne mais parce que dañuy yegg seen diggante ak seen borom. dañuy yëg seen diggante ak seen borom que ne donte dañuy ñàkk seen alal waaye kenn du jël seeni alal di ko kenn du jël alalu jàmbur gi leen ko jaay loolu ñuy dem di si dëkk wala di ko moom di ko boolee ci seeni doon donc nag damay fàttali li yonent bi waxoon dafa amoon benn waa ji ñëwoon si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxu yonent bi moom laa fi wax ku mu neex nga jottali ko fu muy dem waxu yonent bi moom laa fii nettali loolu ku mu neex ngay njiit nga jël alquran nga jël sunna yonent bi nga suspendre ko kenn c'est interdit ku fi wax waxu yonent bi sinon dama koy wax fu ma taxaw su ma taxawee devant la procureur générale mu mën ko wax yonent bi moo ne waa ji dafa ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yonent bi ndax waa ji su ñëwee bëgg nangu sama alal lu may def ak moom mu ne ko nga bañ mu ne bu xeexee ak man su fekkente ne dafa xeex ak man mu ne nga xeex ak moom mu ne su fekkente ne daf maa rey nag yonente bi ne kon nga nekk saxiid su fekkente ne dama ko rey nag kon boobaa moom mu tàbbi safara lii la si yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam muy jàngalekat bu mag muy jàngalekat boo xamante ne day jàngale en même temps muy juger muy jàngale muy juger di àtte li nga xamante ne mooy dëgg tey kon Mouhamed Maraga bi ñu demee ñu ne ko léegi génnee la sa kër benn ñaareel bi ñu ne léegi génnee si kër gi mais dañ lay amender 5 millions donc boobu juge kii jugé loolu ñun dañaa doyal si kooku ci jugement suur nañ ko su fekkente ne procureur général mi ngi may dégg lii laay wax ki jugé bi jugement boobu kii ñun doy lañ ci kooku nañu jox la koo xamante ne lu ñu soxlaa muy ki ñu jël alalam boo ko moom di ko jaay doole nañu jugé bi parce que Mouhamed Maraga moo fa defee peine bi nit ñi ni muy defee peine si benn kër yow nga ñëw parce que Pape Demba ba léegi la ko si intéressé parce que Pape Demba du koo xamante ne nitu ordinaire la dafa nekkoon chef de cabinet bu ministre de l'intérieur jamonoy Ousmane Ngom mu jaral ko lu ne nag moom lu ko jaral mu mën ñu jaral ñun lu raw loolu ma ngay ñëw jàmm gën di dox tànk yooyu donc nag moom li ko si intéressé mooy carrière am su fekkente ne lu mu liggéeyul carrière am ñëw di ko yaakaar si ñaxu jàmbur donc ñun duñ ko bàyyee noonu dañuy continuer jusqu'à la bout ñu ngi leen di jégalu incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Maraga kàddu yi am na solo pour dégg kàddu yi xam ne kàddu yu metti ci xol la parce que tamit li ñu leen def dafa metti dafa ñaaw la famille Maraga li ñu leen def dafa metti ndeysaan Maraga nit ki nga xam ne macha allah dafa dem liggéey alalam ñëw jënd kër ci devant témoin délégué de quartier Samba Dramé bi nga xam ne moo sanc dëkk bi mu koy jënd bokkoon na ci témoin yi donc Maraga comprendre nañ sa discours dina ñaan yàlla rek yàlla na yàlla may ndam ci li ngeen nekk léegi dañuy kon ni ñu koy waxee rek dañuy jox asugay ñu ngi lay woo nga ñëw sànni ci kàddu parce que tamit day fay baax ni ñuy joxee góor ñi ñuy jox jigéen ñi ñoom tamit ñuy wax parce que dëkk bi tamit dañu war a di wax ñu leen di déglu waaw ngeen toog rek parce que léegi mu jeex quoi parce que dañu bëgg suñu paree ci lii dañuy dem kër Maraga fa la ñuy defee point de presse bi soo gisee ñuy dem kër Maraga ñun lépp lu ñuy def rek Maraga kaay wuyul presse bi kii El Hadj
expliqué leen ne dañuy def point de presse. asugay dañu lay jox kàddu nga wax parce que dañ bëgg après dem kër Malika jël fa kii te loolu ñuy def noonu loolu ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy teg ci yoon autorisation bi ñu bind dañ ci def suivi de point de presse assemblée suivi de point de presse pour mën a dem après kër Malika. ok. waa asalaamaaleykum waa jàmm gën macha allah maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam gis ngeen lii ñuy wax nii ku dugg sa kër taxaw ñu génne samay bagage ci biti ma jël samay bagage dénk ko Alaaji Malick Dia fa la ñuy jëlee bagage yi dugalal ko sama biir kër ba fii may waxee nii fa laa toog sama biir kër kon Marega mi nañ ko dimbale te jullit mooy dimbali moroomu jullitam ndax ku xamul Marega xam nga Alaaji Marega te dañoo jëw nag kii jël këru Marega gi dafa jëw ndax li tax mu jëw mooy ku xamul fa muy Marega ku ko leen gisul dégg nga leen Alaaji Marega de bu doon dund wallaahi lii du ma xam muy bu ndaw ak bu mag nag waaye xale yi jàmm kan jeunesse nañu takku te góorgóorlu ndax heure yi ñu fiy ñëw heure marché la heure yi ñu fiy ñëw it day fekk ñëpp liggéey nday jooja Sow mii la Kalfaale Diop 8 banque la tay la këram kër gi bis mu ne fan yii passé lañ fi ñëw indi ñetti caméra yéeg ca kaw étage bu ñu dëkkal filmé kër gi génnaat filmé loolu fu ñu ko teg ndax nday jooja Sow bu fiy ñëw day fekk heure jour ordinaire la góor ñi liggéeyi waaye jigéen ñi ñu fi fekk ak ñoo mat man de dawuma ci dara ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nañu takku nag suñu bàyyi màggat nañu waaye suñuy doom màggat nañu góorgóorlu. waaw dañuy jox kàddu imam Ciss ñu koy waxe naan ñëw fii. te dina ma laal man loolu doo tax nag ma taxaw kon nag jeunesse bi laay gën a impliqué ci lii parce que lii xeexu xale la nañ leen jóg def face ak ñi nga xam ne ñooy ennemi yi bugg a jël këru jàmbur yi te amul fuñ ko teg wasalaam. kon war ñu toog di yàgg ñu balaa ñu ñu fekk ñu ay kër fii ay nañ ko jënd ñoo ko jënd ñoo ko lotissé terrassement sax ñoo fay ay tate balaa ñu terrassé kon ñu bokk na ñu ko jënd daal ko ñëw xaar ba ministre de l'intérieur muy Pape Demba donc nag man li ma si gën a jaaxal mooy ñun ñëpp xam nañu histoire bu këru jàmm ngeen yi mu nekk histoire boo xamante ne affaire yi bu nekkee depuis en cours depuis année 60 mais ñoo xamante ne dañuy dëkk seen biir kër yi mën a jël ay délinquants foncières ñuy génne tal kër jàmm yi foncier seen i borom ñu ngi si biir donc nag ñu dem di ko tegee banque defee ko banque boo xam ne nag lenn mais li si gën a yéeme mooy Pape Demba Sow moom bi muy naan kër yi moom da ko jënd fekk Mouhamed Marega moom bi ñu jënd kër gi 2009 la ko jënd si famille Ndiaye boo xamante ne ñoom jàmm ngeen sosoo ba léegi ñoom moom kër gi ñoo fa dëkk comme yeneen kër yi problème bi ñu am donc bi ñu defee loolu bon appel yi nekk en cours ba amoon si boo xamante ne ñu ñëw génne ko moom ak locataires yi yëpp. ñoom kañ la leen génne sa projet bi. projet bu njëkk bi man bi ma si kii ça fait. kañ la leen génne ci kër gi. non ñaari yoon lañ leen génne parce que première génne bi boobu ça fait 6 mois 7 mois léegi nag comme waa quartier bi dañu nekkoon ñoo xamante ne vraiment l'injustice bi ko seetaan parce que ku ñu génnee seen kër koo xamante ne këram mooy këram ñu ñëw génnee ko ay délinquants foncières di jaay këru jàmbur yi fekk seen i borom ñu ngi si biir kër yi macha allah mu am ñoo xamante ne xëy na dañ leen jaay këru jàmbur ñu ñëw ba fekk fa ab famille te ñoom dañuy naan soit terrain lañ ko jaay wala yooyu yow nga ñëw fekk famille boo xamante ne nekk si biir kër gi pendant 40 ans am ñoo xamante ne am nañu gore bu mel nii ne wan man de dañ ma jaay kër gi ndeke xaw ma si woon dara kon kër gi jël leen ko wala mu jox leen papier yi que ni nañ ko miite ci seen kër mu raxasu si mooy koo xamante ne ku goree xam que ne du doyee alalu jàmbur dara amul lu mu ciy soxla mais koo xamante ne su fekkente ne dangaa goree nag nit ki mu tabax këram mu nekk en étranger tabax këram jënd ko 8 millions 500 ñëw tabax kër gi R+3
yaa ngi dégg dëkk si yow nga ne 2009 la ko jëndee moom mu tabax ko yow nga ne jëndee kër gi 2007 2017 yaa ngi dégg nga jënd kër gi 2017 yow loolu nga wax kon yow balaa ngay jënd jiitoon nag ci jënd kër gi ba def fa penam entre 60 ba 80 millions yow nga ñëw que ne loolu da nga ciy teg loxo yaa ngi dégg ni mu si tegee loxo nag connaissance am ci la doxee ba egg fu mu egg tey yaa ngi dégg parce que la dernière jugement bi ñu demee di def jugement bi avocat am ak moom boppam la mu wax nee na moom kër gi la jënd mais su fekkente ne kër gi la jënd ñun problème bi ñu am ak moom terrain la ñuy xëccoo moom. léegi attends léegi dafa naan ñu def étape kër gi da koo jënd 2009. Mouhamed Marega moo jënd kër gi 2009 moom Pape Demba Sow mi ngi naan moom. ñu def étape pour mu leer kër gi 2009 la ko jënd. ki moom kër gi muy ki ko tabax 2009 la ko jënd si famille Ndiaye. famille Ndiaye ñoom mos a dëkk kër gi bi jàmm gën sàncee ba léegi. mu jënd ko 2009 tabax ko 3 niveaux. ñu ngi ko jëndee 3 niveaux la ko tabax. waaw 2017 ci la. Pape Demba Sow ñëw ne moom société recouvrement ñoo ko jaay te moom mu jëndee ko xaw ma kéem bi mi ngi tudd voilà SNR donc nag GIE mbootu xaw ma si tur boobu lañ ko kiiyee voilà. société mbootu xaw ma Pape Demba Sow si li mu kiiyee. Pape Demba Sow lan la woon. moom suñuy wax ci fonction mooy moo nekkoon chef de cabinet ministre de l'intérieur jamono Ousmane. léegi dossier bi fa la nekk. dossier bi actuellement ni premier jugement parce que ñaari instance benn bi dafa nekk cour d'appel benn bi dafa nekk tribunal bu Pikine parce que la dernière fois bi ñuy defee jugement bi ñoom li ñu wax mooy parce que dañ ko génnee si kër bi mu def bris de salé te bris de salé bi ni muy kii mooy habitat yi ñoom du ñu seetaan kenn koo xamante ne moom gërëm ñu koy génnee si tooñ ak yooyu parce que kaaw jàmm gën kuy bëgg a jugé kaaw jàmm gën da ngay dem ci fond problème bi parce que kii indi titre foncier ñuy jugé tey jii seen i kër baay yoo xamante ne këru cosaan la amaanaa amul titre foncier man su ma indoon sama titre foncier que ne man maa moom loolu boo moytul si kaso bi laay jëm kon nag këru jàmm gën yi moo mel ndax kii naan indi titre foncier di naan moom wax dëgg yàlla te ñëpp xam que ne kii moom kële am titre foncier warul tax moom yëfu jàmbur affaire yi toujours bu ñuy kii kaaw jàmm gën dafa nekk kaaw boo xamante ne cas spécial la donc nag ku ñëw di indi titre foncier te ñu bëgg a juger affaire bi clarifier ko nañu wàcc sur les terrains procureur ne indi ay agents ñu def enquête bu profond ba ñu xam que ne kii dafa lijjanti affaire bi parce que Mouhamed Marega bi ñu dugaloon si kaso bi tey ji su fekkoonte ne dañu li ñu doon séntu mooy ki ñëw di naan day moom alalu Mouhamed Marega xëy na moom moo waroon nekk si kaso bi tey moo waroon nekk si place mais loolu yëpp amul. donc Mouhamed Marega coow yi da ko yóbbu kaso. dañ koy yóbbu kaso tëj nañ ko 2 mois et quelque moom ak xale bu góor bi nga xamante ne moom moo koy xaar këram parce que moom immigré la dafa nekk en étranger. mais biñ leen génnee biñ leen yóbbee kii bu Sicap Mbao boobu moom dem na si sous-préfet xaw ma kan biñ ko mu dem wuyu te ñoom 3 chambres d'accusation yi ñu ngi koy toppee boo xoolee ñaar yi kenn du ko seede fii ne moom mosoon nañ ko convoqué ñaata yoon nangu la dem te loolu amul. deuxièmement bi mooy ñu ne léegi moom kër gi troisième chambre nag yooyu lañ ko toppoon léegi ba ñu arrêté ko mais biñ ko arrêté ba pare léegi ñu ne dañ ko ñu arrêté ko mandat de dépôt jugement bi renvoyé nañ ko 3 fois ñu koy renvoyé mais biñ koy jugé la dernière fois ñu ne ko léegi kër gi dafa loué kër jàmbur te kër gi moom moo ko tabax en 2009 ñaareel bi ñoom mooy ñu ne kër gi da ko loué pendant 5 ans donc nag ay avocat am ñu demandé que ni nañ ko amende nañ ko laaj ndàmpaay téeméeri millions c'est-à-dire 100 millions nañ ko laaj ndàmpaay loolu yaa ngi dégg léegi bi loolu amee ñu ne ko léegi bon bi ñu defee verdict bi ñu ne ko léegi 5 millions na ko kii génnee la si kër benn ñaareel bi mooy ñu amande la encore génnee la si biir kër bi. ñaan lañ ko amande. 5 à 10 millions lañ ko amandoon entre 5 à 10 millions léegi jàppatuma juste man mais entre 5 à 10 millions lañ ko amandoon yaa ngi dégg donc loolu yëpp te pourtant kër gi dafa nekk en instance. kër gi anam dañ ko daaj wala daajul. kër gi Pape Demba Sow li mu doon yàkkamti yëpp mooy Mouhamed nañ ko génne parce que ay pexen dong ak connaissance am ci la doon doxee
génn fi mu toll nii daajil Mouhamed bi ñu ko arrêté ba pare moom ci la profité daaji kër gi changé cellule yi changé compteur yi dugal foofu ay locataires te amoon na avocat yu taxaw que ne loolu c'est pas normal parce que kër bu nekk en instance boobu waru ko mën a joxe wala ñu fay génn kër gi nga xamante ne mooy propriétaire. léegi an la famille bi ñu ngi fi ñëpp a ngi fi ñu ko defee am ñu nekk si jotaay bi am na ñu bëri. mais lu ñuy dundee ñoom fi mu toll nii man sama kër nijaay foofu la nekk pour l'instant bi mu génnee pare livré foofu la ñu jëkkee parce que li si gën a grawati encore mooy ki nekkoon biir këram mu koy xaar foofu koy gérer kër gi muy Mawla Seydi moom bi ñu demee fële bi ñu demee commissariat ñu entendre ko ndax dina génn si biir kër gi Mouhamed Madaga li mu tontu benn tontu ne kër gi bu ma si génn parce que kër gi dama ko jënd ñaareel bi mooy kër gi sama alal laa fa def kër bi léegi nag ñoom bu ñu bëggee ma génn kër gi alal bi ma fa dugal pen bi ma fa def nañ ma ko delloo ma bàyyi leen ak seen kër ñu ne ko kon doo génn mu ne du ma génn kër gi ñu daañu tàppe ay kii ànd ak xale bu góor bi nga xamante ne moom du si lenn ñu defeere leen ñoom ñaar parce que xale bu góor bi nañ ko laaj ñu ne ko yow aussi la nga wax mu ne kii laa àndal mu ne kii laa àndal donc moom mu wax rek loolu laa wax. ñaata weer def def na fa 2 mois quelques jours. te ñu ngi waxaat tamit une fois donc. Mor suba jël la seen baar ngay jël ko lépp. papa kon fii nii si kër gi si kër yi la bokkoon si kër yi la bokkoon terrain boobu gis mu mel nii ci la bokk. Téléphone EG. C'est un problème qui date depuis presque des années. Parce que là où nous sommes à Diamaguène, il y a un problème de foncier depuis presque des années. Parce que Diamaguène, nos parents sont achetés ici il y a de cela 50 ans. Et légalement, par nos parents. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour forcer la main, pour prendre les maisons des gens qui sont habités ici aujourd'hui. Pour le cas spécifique, il y a une famille Marega qui a acheté sa maison depuis 2009. Il l'a construit R+3. Une fois, il y a un certain Sow qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Il était le chef de cabinet du ministre Ousmane Ngom. Il a abusé de son pouvoir et essayé de faire le forcing et faire sortir la famille Marega aujourd'hui d'une manière vraiment
qui n'est pas correct et qui n'est pas bien pour le Sénégal aujourd'hui. Ce Maréga-là, actuellement, il se trouve dans la rue avec ses enfants. Et actuellement, là où nous sommes, il est en train de souffrir terriblement. Même il était emprisonné pendant 2 mois. C'est une force, c'est illégal. Nous, les populations de Diamaguène, depuis 2009, il l'a acheté. Parce que c'est un immigré qui vit en Europe. Il l'a acheté légalement avec une famille Ndiaye. Donc aujourd'hui, mais il y a d'autres familles qui se sont tous menacées aujourd'hui. Et pourquoi ils ont venu nous faire la poursuite? Parce que c'est des délinquants fonciers. Combien de familles qui sont dans cette situation? Actuellement, il y a plus de 150 familles au niveau de Diamaguène qui sont tous menacées. Et nous demandons au président de la République de prendre à bras le corps la situation. Parce que là où nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. On ne laissera pas à faire de venir prendre nos maisons d'une manière illégale. Parce que fii ñun ñoo ko moom. Suñu kër la suñuy maam ak suñuy papa ñoo ko jënd. Donc ce que nous demandons et nous interpellons le président de la République de recevoir les populations de Diamaguène. On est parti voir beaucoup d'autorités, mais la situation n'est pas encore décantée. Et on attend qu'il y aura mort d'homme, l'État réagit. Et ça, c'est pas du tout normal. Le président de la République, c'est le père de la nation. La famille de Diamaguène fait partie de sa famille. Les familles sont en train d'être dans une désarroi. Et vraiment, ça, c'est pas du tout normal. On ne laissera pas faire. Nous sommes prêts à mourir. Mais on ne laissera pas de venir accepter de prendre nos maisons. Merci, la famille Maréga, ils ont introduit des recours en appel. Effectivement, ils ont introduit des recours d'une manière légale et juste. Parce qu'il y a une manière suspensive. C'est pas normal que le gars a fait un appel, le gars a pris la maison, il a donné ça aux autres locataires. C'est pas du tout normal, il a violé la loi. C'est pas le droit. Il n'a pas le droit de donner la maison parce qu'actuellement, le dossier est toujours en cours. C'est pour cela que la population est sortie aujourd'hui pour soutenir la famille Maréga, mais soutenir aussi les autres familles qui sont au niveau de Diamaguène. Vous ne savez pas de venir déloger? Non, pour l'instant, nous respectons les règles de l'art. Parce que nous sommes des responsables. En tout cas, ce qui est important, nous alertons les autorités de prendre leurs responsabilités sur la situation. Voilà, nous ñëw fi nekk tey ci Diamaguène bloc 16 bi nekk yëpp ci diggante Diamaguène ba Fass Mbao ñëpp daje. Parce que fii ñu dëkk tey di Diamaguène depuis 1960 la suñuy papa jënd kër yi jënd ko ci anam boo xam ne ci yoon lañ ko jëndee fay seen xaalis ba mu mot ñu jékki-jékki ba ay jamono am ñu jóg ni fii ñoom ñoo ko moom ba ñu dem ba jamono léegi ñu commencé expulser ay famille di leen jaay doole parce que ña leen di jaay doole parce que dañoo amoon doole ci nguur parce que ñuy wax un certain Sow boo xam ne moo nekkoon directeur de chef de cabinet bu maître Ousmane Ngom bi muy nekk ministre de l'Intérieur mu abusé wu ci ay pouvoir am dem di jaay doole li nga xam ne mooy waa Diamaguène mais aussi la famille Maréga bi nga xam ne tey fii la dëkk mu dem dugg def ay lijjanteem ba ñëw jaar justice ba ñu arrêté ki nga xam ne mooy le propriétaire Maréga génne ko këram jaay ko doole nangu kër gi tëj ko kaso loolu mu nekk loo xam ne tey kër gi bi mu koy jënd 2009 la ko jënd bi mu ko jëndee 2009 tabax ko ba R+3 nekk fi ak njabootam li des mu luye ko mais mu toog ba en certain moment Sow nee na moom këram mu ngi ko jënd en 2017 léegi yow Sow tabaxuloo moomuloo nga ñëw tey ne yow da nga jënd kër goo xam ne ki ko moom 2009 la ko jënd te bi mu ko jëndee 2009 tabax na ko R+3 mais yematuñ ci loolu mu jaay ko doole tëj ko kaso tëj ki nga xam ne moo nekkoon le gardien sax de la maison ñu jàpp ne loolu injustice la ñu jàpp ne ñun waa Diamaguène dañoo pare. léegi d'abord toujours ci cas spécifique bi ñu généralisé njabootu Maréga tey ci njabootu Maréga ñu ngi ci toroxtaange ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu amuñ fu ñu jëm mu nekk loo xam ne tey dañuy lancer un appel à monsieur le président de la République parce que lii askan bi di dund tey nekkul loo xam ne lu ñu mérito la dañ koy ñaan mu recevoir ñi nga xam ne mooy le collectif des habitants de Diamaguène parce que situation bi yàgg na mi ngi commencé jur ay problème te bu ñu ci artuwul mën nañu attewuñu suba mën na jur ay mort d'homme te ñun souhaité wuñu loolu moo tax ci wàllu yoon déposé woon nañu recours. defoon nañu dem wàllu yoon biñ ko attee ñu ne ko kër gi dañ ciy génn alamande ko plus de 5 à 10 millions ba pare nag ne ko buñ loolu amee moom ci boppam mu dal di def
recours def appel mais dañuy yaakaar ne ci wàllu yoon su fekkee ne da nga nekk nit ci wàllu yoon dafa am ay instances yoo xam ne ca kaw la ñu féetee atte bu njëkk bi moom def na appel kon balaa ñu doon jox waa ji kër gi waa ji di génne kër gi expulsé ko ba pare waa ji moom kër gi ba pare indi fa ay locataire dañu jàpp ne loolu jaay doole la te tegul ci yoon te dañoo violé li nga xam ne mooy la loi et nous sommes dans un pays de droit comme on le dit et nous on ne laissera pas à personne de venir intimider wala di ñu jaay doole ci li nga xam ne suñuy moomeel la suñuy maama ko moom suñuy papa ko moom loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba. Actuellement plus de 150 familles ci même situation bi la ñuy dund moo tax ñuy ñaan président mu fexe mbir mi mu jël ci ay matuwaayam yëg na ko service yi nga xam ne ñoo nekk ci nguur ñoom ñëpp ku ci nekk yëg na ko mais ñu ngi koy bay bayal te lii ñuy bay bayal mën na jur loo xam ne ëllëg souhaité wuñ moom mu am loo xam ne kenn xaaru ko woon parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk réew mi jàmm lañ fi bëgg jàmm la ñu oote mais yu mel nii nag mooy ay fitna ci réew te bu ñu wax ne nag yëguñ ko woon parce que yëgoon nañ ko alerté woon nañu à temps li des nag mooy ñun danañu def bloc ba Marega këram ñu delloo ko ñi fi des seen kër la ca war te muy dëgg ñu des ci seen i kër parce que ñi ñëw bëgg a jaay doole yaakaar ne ñun ay nagro lañ ça ne passera pas nous sommes prêts à tout pour que kër yi nii ñu delloo ko ci suñu loxo wasalaam. pour le développement de Diamaguène. waaw li may wax ci situation Diamaguène mooy lu métti lu triste loo xam ne ñun ñoo ngi koy dund ñu hérité ko ndax ba su jugee taxawal collectif pour le développement de Diamaguène ñëw fekk sunu papa yi hérité benn problème foncier olof yi danaan balaa nga ne naam ne fa moo tax suñu activité yëpp dañ ko suspendre jublu ci problème foncier pour ñu am solution définitive li may def appel nag mooy jeunesse bi mooy ñu jub te xam ne sunu maam yi ak sunu papa yi ak sunu yaay li ñu waroon def yëpp def nañ ko daggal nañu kër daggal ñu dispensaire daggal ñu église daggal ñu juma tey ñu toog ay ñeneen di jug naan ñu moom kër yi nañu jaral dee dañ ci teg sunu bakkan bi balaa dee di am nag comme ni ko sama kilifa yi waxee monsieur le président de la république ñun taluñu ay élections législatives taluñu dem voté ji xam nga lu ñu bëgg nga utal ñu solution définitive pour problème foncier bi réglé wu loolu lañ bëgg incha allahu rabi. non loolu jeex na fii moom dootuñu mayeeti kenn koo xam ne da ngay dugg ci dëkk bi di fi indi ay décision d'expulsion loolu moom dootuñu nga nangooti ñuy lancé appel tamit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi di doxu guddi bi di suuxlu waa dëkk bi tamit ñooñu tamit buñ ci dogul dinañ leen génnee dëkk bi te dëkk damaa jàpp ne boo fa dëkkee li waa dëkk bi àndandoo doon benn say di ko def ñoom nga war a jàppale pour dëkk bi jëm kanam ñoo ngi woo ñëpp daal population bi ñëw jàpp ci monsieur le président de la république population Diamaguène sonn nañu sunu kër yi sunu papa yi mënuñu koo jënd tabaxal ñu dispensaire tabaxal ñu hôpital tabaxal ñu lépp tey ñu xëy un bon jour ay nit di jóge fee di ñu xooxatal di nangu sunu kër yi président de la république dimbali sa population muy population Diamaguène mu wutal ñu solution définitive pour le problème foncier de Diamaguène loolu la ñuy ñaan waaw. c'est bon baax na. dégloo. Kër Tafa may ñu tuuti buñ paree jox ko kàddu gi ñoo ngi sant population Diamaguène dama ne tey Samba Dramé Lamba Diop monsieur Keneme bu ñu dellu si waatoon ak Alboury Ndiaye tey jii dañuy kontaan ci population Diamaguène ñun xeexuñu pour Marega xeexuñu pour Massamba xeexuñu pour Mademba xam nga lan la ñuy xeex muy Diamaguène problème foncier bi nga xam ne moom fi la. mooy seen donateur de Kouma muy li père Sylvain wax muy li père Tafa Fall di wax muy li Maxi di wax mooy ñëpp dimbali ñu utal ñu solution définitive pour problème foncier yi. yéen famille Marega yi nag yéen la interpellé mooy mbéjum kanam borom a koy fajal boppam da ngeen di jiitu ci combat bi ñëw fii avertir ñi nga xam ne ñooy locataires yi ñu génn kër gi buñ koy teg ba justice pare ci dossier bi su keneen di moom mais lii Marega bu ñu ko tabax soo ñu ne moo ko tabax ay doomu dëkk bi di ruuj ci suuf di ko jàppale na population bi yëpp dugg seen i dëkk ñuy porte combat bi ñu toog ci incha allah rabbi wa salaam